Oui, je m'appelle Abdoulsi, je suis le sous-préfet de l'arrondissement de Thiès-Nord. Oui, en fait, nous sommes dans une opération de désencombrement depuis hier et ça va continuer jusqu'à la fin de la semaine. Bien entendu en rapport avec la collectivité territoriale, avec la sécurité, mais également avec les agents du cadre de vie. Alors comme nous le constatons tous, le marché était dans une situation indescriptible. Alors cela est dû évidemment aux commerçants qui ont fini de s'installer justement au niveau de la chaussée, mais également au niveau des trottoirs. Donc il était question pour nous de venir organiser tout ça et reprendre évidemment les choses en main. Voilà un peu l'objectif de cette opération. Bon, en fait, ils vont revenir, on ne saurait le dire. En ce qui nous concerne, nous, en tout cas, nous menons cette opération-là, comme je l'ai dit, pour libérer justement la voie publique. Libérer la voie publique, parce que la voie publique, nous concevons que c'est pour les véhicules, la circulation des véhicules. La chaussée. Il y a également les trottoirs, les piétons, ceux qui viennent, en tout cas au niveau du marché, ont besoin d'endroits pour marcher, pour circuler. Nous allons évidemment, après cette opération, développer ou mettre en place une stratégie, n'est-ce pas, de suivi. Et nous pensons, dans ce cadre-là, le suivi n'incombe pas seulement à l'autorité, mais le suivi devra être global, y compris eux-mêmes les commerçants. La collectivité territoriale également va jouer un rôle déterminant dans ce suivi-là parce qu'ils vont devoir envoyer des éléments en rapport avec les agents du cadre de vie qui sont là. Nous allons voir un peu comment, en tout cas, mettre en place ce dispositif de suivi-là. Mais je voudrais profiter de l'occasion pour sensibiliser encore les populations, sensibiliser les commerçants. Leur dire que, certes, ils ont le droit de vendre, mais vendre sur la chaussée et sur les trottoirs, je pense que ça peut être évité. Je pense que le marché, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous souffrons du trop-plein. En fait, aujourd'hui, le marché central souffre de son trop-plein. Mais vous n'êtes pas sans savoir que l'État est en train de construire un marché aux poissons au niveau de la ZAC Nord-Ngent. Aujourd'hui, les travaux sont presque finis à hauteur de 90%, du moins le gros œuvre. Et nous pensons que véritablement, avec ce marché-là, ça va participer en tout cas à décongestionner davantage, n'est-ce pas, le marché central. maa ngi tudd Abdoulsi nekk sous-préfet bu arrondissement bu Thiès Nord. Tey ñu ñëwoon fii depuis démb mën naa ko wax nekk ci benn opération de désencombrement ndax marché bi xat na xataay goo xam ne tey jii pour dugg fi jafe na waxuma la sax pour dugg fi waaye pour circuler rek ci li nga xamante ne mooy yoon yi ak trottoir yi jafe na pour ñi nga xamante ne bii ñi ngi fréquenter marché bi. Donc jaadu woon na ñu ñëw fi tey ànd fi nag ak commune Thiès Nord ànd fi aussi ak la sécurité ànd fi aussi ak ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy agent du cadre de vie def opération de désencombrement maanaam libérer li nga xamante ne mooy tali bi ak trottoir yi waaw loolu moo sabab li nga xamante ne ñi ngi koy def depuis démb. waaw tant que ñi ngi fi bu fekkente ne tali bi nit ñaa ngi koy jël danañu continuer loolu duñ ci tàyyi ndax suñu liggéey la waaye jàpp naa ne itam marché bi xat na xataay goo xamante ne bii tey jii ñëpp ñi nga xamante ne ay commerçant lañu mënuñu di ñëw di jaay si fii ci marché bi. doon na baax d'ailleurs maa ngi ci doon waxtaan ak monsieur le maire sànq muy marché de quartier yi ñu gën a valoriser li nga xamante ne mooy marché de quartier yi pour que nit ñi mën a toog ci quartier yooyu di fa jaay waaye tey ku jóg bëgg a ñëw jaay si fii ci marché central loolu nag attanul li nga xamante ne mii mooy population actuellement de Thiès. bu ñu jógee ci lii nag danañu mettre en place benn dispositif de suivi
ànd ci ak la mairie mais ànd ci ak li nga xamante ne bii mooy waa agent cadre de vie ba nga xamante ne bii du ma ne du ñu ñëwaat waaye na mu meloon en tout cas du ko melaat di profiter rek di conscientiser aussi ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy jaay ci marché bi nañu xam ne marché bi ñun ñëpp a ko bokk du ñoom rek ñoo fi ne ñi nga xamante ne dañuy jóg seen kër ñëw di jënd si wax lañu mën a ñëw dugg ci marché bi jënd dem oto yi nga xamante ne bi également ñi ngi jaar ci 2 voies Mao Doucouré yi bu ñu ñëwee ba ci biir marché bi wax lañu mën a circuler ni mu muccee ayib loolu daal moo doon li nga xamante ne bi moo waral opération de désencombrement. waaw xam nga loolu ñu ngi ciy waxtaan wax naa leen ko marché bu bees ñi ngi koy tabax mu nekk fële ca Zac Nord Ngent muy marché aux poissons ñu jàpp ne bés bu marché boobu paree dana décongestionné maanaam lim bu takku bi nekk fii dana wàññeeku donc dana décongestionné li nga xamante ne bii mooy jaaykat yi nekk fii nii waaye dañu xam ne daal tali bi ak trottoir yi pour nit ñi la ak li nga xamante ni moom oto yi waaw loolu moom nañ ko libéré. waaw non loolu moom duñ la ci mën a wax lu bari parce que li tax duñ la ci mën a wax lu bari mooy ñun ak yow ñoo ci bokk yam xëy nañu xëy rek gis préfet la ñu wax ak ay policiers ñu ànd ñëw li tax nag mënuñu cee tudd maire yi mooy gisuñu ci agence maire yi gis nañ ci rek ay nit ñu ñëw àndandoo ñëw ne dañu war a jëlee fii te ma yaakaar ni bu fekkee ay nit dañu nekk ci barab di fa liggéey kañ fa nekk di fa liggéey nekk fa ab diir war nga leen avertir ne leen bis sàngam bëgg naa leen fay jële wala heure sàngam bëgg naa leen fay jële mais xëy rek ñëw ànd ak say nit ànd ak sa oto ñëw ramasser mel na ñi nga fekk xamoo ay mel na fekkoo fi ay nit loolu dafa xaw a doy waar en même temps it ma jàpp ni loolu am ci ay responsable yoo xamante ni si parce que ñooñ lu mënta xew ci marché bi ñooñ jàpp naa ne su fekkee ne ñooñ ñi nga xam ñooñ la ñu seqal dëkk bi ñooñ ñu doon ay notable ñu dénk leen ñu nit marché dañoo am ay responsable mais suñu responsable yooyu anañu ak suñu responsable yooyu ban lan lañ fi def kon moo tax lii nii damay wax ni mënoo cee sikk préfet mënoo cee sikk ñi nga xamante ni mooy maire yi parce que ñun am nañ ay responsable am nañ ay nit ñoo xamante ni ñoo dox suñuy diggante ñun ak ñooñ waaye ñun mënuñu cee xam dara moo tax dañoo xëy rek gis leen ñu yëkkati noo gis man boog yëguma ko te xam naa ni bokk naa ci ñi nga xamante ni mboolem luy ñëw ci marché bi am nañu secteur boo xamante ni si foofa lu fa am dañ ko fay jaareel waaye ñun gisuñu loolu. non xam nga li tax ñun jàpp nañu dañoo nekkul ci yoon mooy ñun ñi ñëpp ay ndaw lañu ku nekk xam nga mais na nga dugg Thiès nga laaj fii mooy marché central lañ wax mais marché central boo xamante ni tey marché bi amul benn espace Thiès wax ma fa ana marché foo dem ci dëkk bi ñun la marché central. marché boobu dafa doon loo xamante ni marché la boo ñëwee ay cantine ko wër ay mais fii imaginel da nga naan benn boutique na benn kër benn boutique benn kër benn boutique benn kër loolu est-ce que kon tey mën nga jàpp ne am nga espace amoo espace amul ci amul ci marché central kon léegi looloo war a nit ñi dem ba pare mboolem fu nit waroon a mën a nekk pour war faa mën a liggéey jël nañ ko jox koo xamante ni tey foo dem dañu organiser ne fii marché poisson la fii marché oignon la fii marché ñu ber ko ber tëyëri ber ñëpp mais Thiès amul loolu marché central bi amul loolu kon looloo waral jaxasoo gi ba nit ñi dem ci tali bi ñu fekk foo xamante ne si plus de 600 personnes wala 1000 personnes ña nga fa woon ñu jël ko tas ko jël ko def ko espace vide ñen ne 1000 personnes yooyu nga jëlee woon fa ñu nekk indi loo leen place boo xamante ni da nga naan ñii kat fii laa leen teg da ngaa jël géttu bëy boo xamante ni dafa nekk sa biir kër nga tas ko sànni ko ci digg mbedd mi ne bëy yi dem leen fu leen neex bëy yi fu leen neex la ñuy ruure kon loolooy sababu marché central jaxasoo nit ñi dem ba wàcc ci tali bi duñ ko mës a def man yàgg naa ci marché central xam naa fi lu bari maire bu fi ñëw fekk nga ma fi li tàmbale ci Yankhoba Diattara ba mu naan bëggatumaa gis ambulant ci dëkk bi man maa njëkk a taxaw ne ko yow incha allah rabbi yow bokk nga ci ñi nga xam doo ñu ko waxaat def fi ñetti weer jóge fi li fi tàmbalee ci Lamine Diallo Taale Silla ba ci Biram Souley mii ñëw amul kenn koo xamante ni bii boo fi ñëwee da nga ñu dig ba soxol sedd xam nga looy njëkk a créer yow mi nga xam yow yaa toog
sa centre commercial ngay njëkk a créer pour lijjanti sa bopp yaa ñi nga àndal waaye doo fi mës a indil marchand ambulant wala nga indi ambulant dig nañ la dañ leen a dig ba kenn amatul foo jëm chaque jour ñu ne ambulant bi fii la jëm ambulant bi fee lañ koy wutal espace duñ ko wut centre commercial buñ tabax li ñuy njëkk a def mooy xool commerçant bi am xaalis ñu jox ko mais loolu saa boo jógee ne ambulant bi di jóge ci tali bi kañ la ambulant bi di jóge ci tali bi kon yow yaa deful li la war parce que bu fekkee da ngaa yor njaboot da ngay boole ñëpp mais bu fekkee da ngaa yor njaboot jël ñi teg fee jël ñële teg fële jël xool ñi nga xam ñoo am nga jël leen taf ci sa bopp da nga koy xool ci seen kër rek tey bu fekkoon sa papa xëy na xëy jël ñi am alal mu xëcc leen ci boppam ñi amul alal mu jël leen teg leen fële nu ñuy def duñ tumranke looloo indi tumranke marchand ambulant. man maa ngi tudd Badou sant Ba. man sama gis-gis lu dul ñaawlu ko rek parce que ñun Thiès lañ dëkk xam nga Thiès moom amul usine amul dara lu dul marché bi kon nag soo ñëwee fekk fi ñoo am ñuy xam nga mooy loolu ñoo xamante ne dañuy jóge fu sori ñëw di liggéey si xam nga yaakaarul lu ñu yor xam nga ñu ñëw nangu ko yóbbu ko xam nga tas marché bi xam nga doy na waar daal man moom wax dëgg yàlla ànduma si. waaw mais boo joxee nit délai da nga koy yóbbu fa nga xamante ne nii moom foofu nga ko war a yóbbu mais yow boo ko joxee délai te defaroo dara li nga xamante ne moom foofu la war a jëm day metti wax dëgg yàlla waaw da ngay defar place soo ko yëkkati mais defaroo place yëkkati moom lu muy nduru man de yaakaaruma ko wax dëgg yàlla parce que boobu ba tey gars yi dañuy naxaate rek seen bopp nag la ñu fi nekkal suñu fi nekkaloon askan bi nag du demee nii. te yéen ñoo gën a xam ne askan bi sonn nañ sonnaay boo xamante ni xam nga xeebuñu kuy jaay ndox ñii di jaay fii xam nga mooy loolu nga ñëw fekk ko jël ko xam nga ci tegoo ko fenn quoi nañu waxante dëgg tegoo ko fenn xam nga léegi maa ngi romb benn pousse-pousse café ñu ngi ko teg war ko yóbbu te kooku ku la ne yorul njaboot si lay suturlu nañu waxante dëgg Sénégal daal li fi ne moom doy na waar man ànduma si déedéet lii yàgg na jamonoy Talla Sylla ba tey kay saay du tey comme nag ñoom seen bopp daal lañ fi nekkal seen bopp ñoom lañ fi nekkal mais askan bi moom gisuñu seen bopp ñu ngi leen di jaay doole xam nga di yóbbu seen i bagage amuñu fuñ koy jooyee fooy dem. Maam Diarra laa tudd mais situation marché bi metti rek comme dab ñun jigéenu Thiès lii ay depuis des années ñu ngi koy dund da nga yor ay bagage doo ko mën a jaay. ñu di la dàq doo mën a daw buñ jàppee say bagage yóbbu prison yàqal la surtout ñun jaaykatu jën yi man jaaykatu jën yi rek tax may wax imaginez jën day yàqu nga yor ko nekk citoyen nekk ci dëkk bi di fay juuti doon doomu dëkk bi buñ la doon dàq sax teg la fenn nga liggéey garaaw mais doo liggéey nga yor sa njaboot di fay école yor sa ndey yor sa baay da ngay xëy suba ba ngoon jot doo liggéey nga ëmb ba 10 ñu lay dàq nga nekk handicapé ñu lay dàq xale yu góor yi ñu leen di dàq lii dafa metti maanaam njiitu réew mi moom moo ñu war a gëstu ñun waa Thiès sonn nañ torop duñ la ñuy xëy suba ba ngoon jot duñu teg duñu liggéey police yi dañuy def laalox di ñu torturer bu metti te ñun sàcc ñu fenuñu ñun dañuy liggéey rek daan suñu doole vraiment wax sa dëgg neex yàlla ñun moom sonn nañ lool ba sa kanam yàlla man nag en tant que ñun rukk deux voies ñun ñoom ñoo gën a sonn marché bi ñëpp dinañ lal jaay mais ñun duñu lal jaay ñun moom duñu lal duñu jaay suñu jën yëpp dem na prison 80 000 100 000 dañ lay nangu say jën jaay la doole yóbbu prison jox prisonniers yi borom di la fayeeku bor yi di la topp te ñun ñii banque la ñuy jël ñii jënu jàmbur ngay jël di ko liggéey fan yëpp duñu jaay ñu ngi nii xam nga ni mënuñoo yenu ay jën di daw te jën dafa cher ñaareel ba jën yi day yàq sonn nañ moom wax dëgg yàlla préfet war nañoo gestu gouverneur war nañoo gestu Thiès njiit yi fi nekk war nañ ñoo gestu responsable yi fi nekk war nañ ñoo gestu mais toog ci seen ruq rek bàyyi ñu ñuy daw rek te lii ñëpp gis nañ ko li ñuy dund nii ñëpp gis nañ ko léegi nag ñi la war a jàppale war laa dimbali buñ la dee sonal kon fan la bët di wére vraiment sonn nañ ñun yëguñu délai yëguñu yëkkati dañoo xëy rek gis lii yëguñu délai yëguñu yëkkati nit kay boo ko yëkkatee ci béréb da nga koy teg fenn mu liggéey bañuñu ku ñu yëkkati mais nga teg ñu fu ñu liggéey mais doo liggéey doo jaay te yow nga yor ay xale di fay école di joxe dund la yàlla xam doy na yàlla xam na ne suñu doom yi ci école yi sax dañ leen di dàq parce que ñun mënatuñoo liggéey jigéen mën naa yor ay jën di daw handicapé mën naa yor ay jën di daw jigéen mën naa ëmb ba 10 ñu koy dàq
yéen nii rafetul vraiment dañoo sonn ñun bu ñu wutaloon fu ñu nekk ñu dem toog fa jaay moo ñu gën a waa dig nañ ñu ko parce que marché jasab bi nit ñu koy defal mais marché bi pareegul te ñun mënuñoo xaar marché bi ba keroog muy pare ñu doog a liggéey mënuñu ko wax dëgg yàlla ñun vraiment sonn nañ mënoo ñaxtu mënoo riposter boo riposter ñu jàpp la yóbbu ca giri ba boo demee doo wax su dee xale yu góor yi boo riposter ñu yóbbu la doo wax yóbbu sa alal jaay la doole yóbbu la néewal la doole xale yi dinañ sàcc jigéen ñi dinañ jaay seen bopp wallahi kees lii ma fi gis nii bu dakkul wallahi azim lu métti dina fi am déjà sa crise am na fi mais lu gën a métti crise dina fi am